waaw waaw. tey loolu. gaay ñu foddat waaw ñu indiwaat ci histoire bi nga xam ne moo waral lii. dëgg la. asgor day wut woy boo bëggee angooy da ngay jëf. boo jëful jëf joo xam ni day méngoog def lu baax ba pare di ko digle ba pare nekk ci. koo taneel dimbali ko. moom la ñu wax léegi ci Pape Diouf. kii def woo buum googu nga dégg. looloo tax mu am woy woowu. dëgg la waay. Abdou Aziz. géwél yi wàcc ci moom gën a tàkku saan Mamadou. juróom-ñaari koora daje ñu yëkkati kaddu. mu toog ci biir këram. dëgg la. bu mayee li ci poos bi jeex mun wax nañ ko indi li ci néeg bi mu maye ko. dëgg la waay ñu woy ko wuree woowu. kon Pape Diouf mi jëf lii. war nañu ko mën a méngaloo buum gu mel nii Mamadou. xam nga Abdou Aziz da ngaa tàbbi ci démb su buur masaano dox ba tàbbi ci taatu garab su ko picc tiimee day woo géwél bi ne ko lu picc bu wax géwél bi foddat dal di génne ñaani wala mu génne buum boobu ñu wax dëgg-dëgg saaraba man a jàngake wala mu génne jaddaagi su ko fentee nag ba pare buur ca dayoo ba day génne fitalam ñu ne ko foo ko jëmee mu ne demee fii la picc mi ñu ne ko lu tax mu ne bëgguma beneen buur jaar fi mu woyal ko woo way Sabine Abdou Aziz la béy démb nag dafa jot pour ñu dellu si ci dëgg la. moo waral ñu naan tey bari na jomm yoo xam ne yile boo tabbiwul ci démb jomm jooju doo ko am moo tax daal nu foddat xalam yi géwél yi wër ko ku nekk génne sa xam-xam dina tax dëgg-dëgg réew mi ñu dellu ci démb tegu ci jom waaye doon waxtaan nag ku mag muy Papa Diouf mi bàyyi Abdoul Aziz soo ko xoolee bu jaabee da ngay xam ni kii juddoom bi dëgg-dëgg juddu bu foor la su jëfee da ngay xam ni kii jëfam ji jàng ko tey kon kooku tey bu nu ko waxtaanee international bi yëpp duñu dégg mu bokk ci askanu mag wi diggante Fuuta ak Ndar ci nga xam ne baax yàgg na fa suñu dee tuddi almaam yi da ngay tabbi Fuuta lu ñu wax yàlla def ko bu nu tabbee Ndar fa la aalim yi nekk ak ñi nga xam ne nii Abdoul Aziz ku mel ne maam Abdoulaye Sidi Hadj Malick wàcc Ndar ku mel ne dëgg-dëgg maam Xaadimu Rasul wàcc Ndar ku mel ne Cheikh na Cheikh Sadbu wàcc Ndar loolu moo lay wan ne pays la boo xam ne bii alxuraan ku bëgg téere boo xam ne bii da nga koy jàng addina yëpp nga war a mokkal soo demul Ndar téere boobu doo ko mën a am moo tax mag ñi xenc woon Ndar waaye kii daal doomu Ndar bile jëfam du fay mukk waaye di jëf na ko nag kooku nag dëgg mooy Papa Diouf Abdoul Aziz. jërëjëf mbokk yi fokk ñu indiwaat taarix. ndeysaan indiwaat nit ñi ci lii woon démb ci ay jikko yu rafet. c'est important. moom mi bokk na ci. journaliste la woon. ndeysaan. nekkoon na pigiste ci journal bu ñuy wax La Marseillaise. waaw. ak ci le sport. article yoo xam ni saa bu ko bindee ñi jàng tubaab
téer kayit yi te mu wóor ni grammaire bi mokk na bu koy réer xam ni ki borom xam-xam la. dëgg la waay Abdou Aziz. moom ci boppam heure bu génnee tubaab bi dar ko bu génnee bot loxo yi lu mu leen wax gaa yi duñ ko dindi. dëgg la waay. te seetaan nga canal Horizon. dëgg la. ba nu toogoo ñoom ñëpp ñu toog. ci talent d'Afrique. ñu laaj ko. ni ko dafa mel ni africain yi daal seen liggéey seen ñàkk man dafa jafe. mu leen seen dëppoo seen tempérament moo dëppoo ak yéen li ngeen di def. ñun kukku daw màttu. def 100 mètres yoo xam ne da nga koy nepp te doo noyyi. koo fee xool mu dal ci suuf nee na africain loolu mooy privilège bi njëkk. ñu ne ko lu mu laaj mu ni fexeel ba tàggat ko ba xelam nangu li nga bëgg mu joxal le résultat bi nga bëgg. ci talent d'Afrique la ko. Abdou Aziz. ñu woo ko xam mooy fa nga xam mooy Champs-Élysées. ñëpp taw. Hollande génn légion d'honneur tappal ko ci dënn bi te demul xeex. am na lu tax. nga ni lan. paaka génnul mbar. paaka génnul mbar mukk ci àddina. fit. Aziz dellul foofu. Champs-Élysées nga wax ca xolu Paris. la ko woo. waaw. ci palais bi. yóbbu ko ca palais ba ni ko kaay dama laa soxla. moom papa. la ñuy décorer académiciens yëpp ak ñettam député fa nekk ak ministre fa nekk mu tag westam. dindi pardis bi mu def gaa yi téye ko. mu dem ba ci moom mu takkal ko la légion d'honneur. te nga daan dégg fii nit ñi xeex ñu dox leen koo takkal. waaye xeex bi beneen xeex la. waaw. xeex la woon ci doole ak dóorante. mu ni nan xeex ci xam-xam ak indi bind. tubaab nag bu demee ba wóolu nit ku ñuul am na fu mu ko teg. dëgg la waay. ñett koy waral. lu koy waral Abdou Aziz xam-xam bu wér. dëggu ak man li ngay def. te ñett yëpp daje na ci moom. ñu dem ci fédération bi nga xam ni affaire football ba lu ciy ñëw. moo Abdou Aziz tabe kii ma doog a dugg ci moo Abdou Aziz moo doon Lamine Gueye. waaye amuloon complexe tubaab. moo doon Léopold Senghor. amul complexe tubaab. Pape Diouf bu mësaan xuus ci bis tubaab yi. dégg ko xool premier rek la jël ci kanam lay xuus kooku amul complexe tubaab Abdou Aziz. mi ngi noonu mbokk yi. ministère du Pape Diouf. bi nga xam moom la fédération bi nga xam ne moom la def parce que am na lu mu ci def. jëli na entraîneur bu tubaab wax ak moom ba mu ñëw fii di entraîneur Sénégal. boole na tubaab ci génn buum ñoom ñaar ñëpp téeméeri million ngi nit nekk équipe Marseille dëkk ba jox ko bopp mu jiite leen. boo cee ñaari garde ko jor ko muy buus. as gor bu mënee day def. ñu déglu témoignage ñi nga xam ñoo nekk ci fédération de football. la ilaha illallah lii ki mos ko gis. jëm bopp ak président Saër Seck président ligue professionnelle ñu teew fii bi ñu Thierno Seydi nga xam ne moo doon lépp Pape Diouf informé ay bés bële ñu génn dañ koy defal maanaam sarax wàcceel ko kaamil ba pare ñëw fii ziar ko fii ci sëkku Yoff yi mu nekk loo xam ne xëy na dañ ko def si suñu walla suñu jëmm yu tuuti waaye li gën a am solo mooy defe naa li ñu def nii ci turi askanu football lañ koy defal ak askanu sportif sénégalais yi parce que Pape Diouf bi muy dëddu yàlla defoon na pandémie mu ngi fi woon ñu bare mënuñu woon teew bëggoon nañ ko gunge mënuñu ko donc ci maanaam li nga xam ne mooy atu génn àddunaam baaxoon na ñu ñëw fii ànd ak ay xaritam ànd ak ñi nga xam ne Pape Diouf dafa compter ci ñoom pour ñëw fii ziar ko delloo ko njukkal aussi pour ci mënul def lépp ci maanaam yëkkati li nga xam ne mooy image u football sénégalais image u sport sénégalais mais aussi ni mu taxawee fële ca Marseille taxawaay boo xam ne defe naa sigil na askanu Afrique yëpp ci bi muy nekk ci activité muy bi mu nekkee agent comme bi mu nekkee maanaam président Marseille dirigeant donc wane na xar kanam boo xam ne ñëpp dañ ko war a raf jël ko royukaay donc mu amoon solo tamit bu ñu ñëwee fii ci turu askan bi yëpp aussi ñu xam ne Pape Diouf xëy na li mu doon gën a yëngatu ci biti la woon mais yàlla tudd fii la ñëw génn àddina ci li nga xam ne moo doon mbas mi mu nekk yoon nag pour ñu sensibiliser waat nit yi ñu delloowaat xel yi xam ne feebar baa ngi fi bu fekkee ne kàngam yu mel ni moom la yàlla di woo ci lu mel nii ñun ñëpp war nañu fagaru gën a góorgóorlu pour que mbas mi sore fi benn kàngam bañ a dem waaye itam benn nit parce que bakkeen yëpp benn la bañ fi
jógee donc defe naa Pape misaal boobu tam bàyyi na ko fi te ñun ñëpp dañ ko war a séddoo ak askanu Sénégal. waaw su ma commencé wax ci grand Pape du ma fi jógee mën naa wax ni que si samay mentor la sama agent la woon mën naa wax ni que contrat yu ma signé yëpp moom moo ma ko signaloo mu nekkoon nit koo xam ne nit ku baax la nit ku bëgg réewam nit ku bëgg joueur sénégalais yi vraiment di ñaan yàlla yal na suuf sedd ci moom manqué nañu trop parce que nit koo xam ne la vraiment kuy réunir la woon nit koo xam ne la vraiment ñun ñëpp suñu génération mën naa wax ni que suñu eggee fu ñu egg moom moo ñu fa yóbbu di ñaan yàlla vraiment yal na suuf sedd ci moom yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. am na yu bëre yoo xam ne maa ngi koy fàttaliku mais li may fàttaliku mooy sama premier contrat bi ma signé Birmingham. moom moo tax ba ma signé ko bu ñu jógee ci coupe du monde bi ma ànd ak moom ñu dem signé contrat bi mu jox ma ay conseils yu wóor a wóor yoo conseils yoo xam ne nu mu tudd jàpp naa si te permettre na ma ba sama carrière bi ma mën ko def Angleterre mais lu ma mën a wax ci Pape bëri na parce que bi ma nekkee joueur mi nga woon ak man bi ma nekkee entraîneur tamit je pense que bokk na ci ñoo xam ne dañ ma mës a conseiller dañ ma mës a jàppale bi ma doon dellu si fii ci réew mi tamit balaa ma doon ñibbisi woo naa ko ñu waxtaan ma ne ko projet bii laa bëgg a def mooy dem Sénégal liggéey fa pour sama réew mu encouragé ma ci loolu vraiment ñun suñu génération mënuñu fay Pape waaw te mënuñ ko fàtte. li may wax rek mooy jëf ju baax jëm fi bàyyi ndax tey dañu toll si ñaanaat encore yàlla na ko yàlla xare àjjana encore. suufar si kawam ñaan ngi fekk ci bàmmeelam duñu noppi di ko jooy ndax koo xam ni tey jii si li ñu yàlla terale moom moo ci gënoon a xarañ duñu def lu dul ñaanal ko te ñaan aussi état bi bu fekkee mën nañ ko tudd dara lu nga xam ni lu mag la loo xam ne du fay ndax Pape Diouf mérité na ko. mën naa wax ni man au début bi ma tardé ñëw équipe nationale si ñi ma gën convaincre la pour ma ñëw jouer équipe nationale et ñëpp dañu yaakaar ni comme autant tubaab yi en plus autant plus nit ñi dañ doon yaakaar ni man moom dafa am lu nu bokk ndax Diouf bi mais mën naa wax ni le seul mot qui me disait du ma ko mos fàtte un Diouf peut en cacher un autre ñu ciy waxtaanee et il était fier de moi comme j'étais encore d'autant plus fier de lui. defe naa ni li ci waa France wax doy na sëkk muy le Sénégalais bi nga xam ne moo gën a populaire même président de la République yi nekkoon ci Sénégal parce que Olympique de Marseille ci monde bi am na ay supporters bu ñu demee ba ne c'est le premier président d'un grand club européen loolu rek déjà doy na firnde. te ku xam fan ngay jaar pour nekk président de club nga def ko ci club bu toll ni Marseille nga xam ne ci seen may am na ci étoile boo xam ne mooy représenté gagné na coupe d'Europe defe naa ni loolu rek doy na témoignage li ci des nag mooy jikko la ak liggéey ak persévérance fi mu jaar yëpp moo ko may ba mu egg foofu tey jii te fierté la woon man j'ai mon petit frère boo xam ne benn hôtel lay tenir à Marseille mu tudd Djibi Dia ñoom déjà danañ liggéey assez souvent bu Sénégalais yi bu daan dem terrain moo leen di toppatoo yëpp ku mel ni Salif Diallo ku mel ni Bakary Cissé fu ñu mës a dem daf leen di yóbbu camp des loges match yi fa jot a seetaan ñu ñëpp da nga koy woo rek mu jënd billet ñëw jox la parce que il se sentait sénégalais d'ailleurs li ko gënoon a sonal mooy dafa sentir boppam plus sénégalais que français te loolu aussi Sénégal delloo nañ ko njukkal boo xam ne li ko yàlla natt muy première victime ci mbas mi nekk Sénégal waroon na jox exemple pour que Sénégal li ñu yaakaar ba nekk ci les meilleurs au monde mën naa am ndax loolu ci la bokk donc ñu koy ñaanal fa mu tëdd gënal ko fi mu jógee yàlla yóbbu ko Firdawsi incha allahu rabbi. tey waru mbokk yi dégg ngeen témoignage yooyu gis ngeen Aliou Cissé xam naa ni moom it ku war a xalaat la ndax lii mu doon tey bokk nit ñi ko conseil ni ko kaay nga dem liggéeyal sa réew. dëgg la ci lu wér. Pape Diouf mi moo fi indi Bruno Metsu wax ak moom ba mu ñëw fii convaincre ko mu nekk entraîneur. ba ko dimbali nag xale yi di wax yëpp mu xiir leen ñu ñëw football si. dëgg la de. Ala Diouf ci la bokk. Fadiga ci la bokk. kii ci la bokk ñoom Salif Diaw ñoom ñëpp mu xiir leen ñëw leen defar seen réew parce que moom obsession moo doon Sénégal gagné coupe d'Afrique. jaraloon na ko lu ne. billaay dëgg la. boo ko tuddee nag foog nga jaal ko kii nga xam Ndiaga Diallo xaritam la. Ndiaga Diallo ca Marseille. bu baax a baax. ñu ngi koy jaal bu baax. Ndiaga di ko jaal un grand homme. dëgg la way. koo xam ni réew mi ñu ne buñ fa dee def sport. war nañ ko tudd mooy Lamine Diack. Pape Diouf. xamoon na ko bu baax jox ko cër. dëgg la way. defoon ko fierteem. modèle. def ko modèle am. Lamine Diack ci xam-xam bi. Lamine Diack ci personnalité bi. bàyyi ma sota ki nga xam moo dirigé li nga xam athlétisme mondial.
Mamadou boo ko masaan a fekk bu daan def golden mooy loolu ñu def ko gañ a am or bu bari bu gaa yi dee teeru ñëpp taxaw xaftaan bu weex lay wàcc ku ni mu nuyu la naan le grand africain est là ñu ngi koy nuyu bu baax moom fa mu nekk di ko gërëm di ko sant ma ñëw ci yow Thierno ci lii ñu def tey ci Pape Diouf ci loo xam ne def na ko fii nag fekke na parce que ki mu àndaloon di xaritam muy Samba Diarra Sëy sunu xarit la woon Samba Diarra Sëy ñoo daan nekk bis bu nekk moom moo tax ñu xam Pape Diouf bu doomam turandoo bi mu ko tuddee bi ko Pape Diouf tuddee bu daan ñëw vacances buy ñëw ci grand place bi da ko daan indaale mu defoon fi benn journal créé fi benn journal bu def le sportif Mamadou Koumé sama xarit la Koumé waay jàngalekat bu mag di journaliste bu mag xam ko depuis Paris mu dénk ko Samba Diarra nekk gestionnaire bi kon yooyu nit ki jëf ci wàllu sport ci taxawu Marseille ci wàllu sport ak bëgg Afrique ci ñoom Georges Weah ak ñëpp mu leen dox ñëpp mu leen daan topp tey jii lan nga nu wax ci jàpp boobu loolu nga ci xam ci digganteem ak ñooñu convaincre leen ñu gëm seen bopp pour Afrique mën a jëm ca kanam. gëm sa bopp boobu dafa mos a nekk benn sacerdoce ci Pape. ak a gëmoon boppam. Pape balaa mu daan kontaan. nga koy ngay jëm a dirante moom mbagga. Pape Fall gis naa fi ay témoignages yu bari yu fi jàll. ku ci nekk mun na la expliquer benn fait d'arme boo xam ne soo ko déggee rek bëgg. xam nga moom nee na la léegi président camp bi daf ko ne carrément dama war a jël avion. waaw président bi gënoon coriace France ñëpp xam ko muy Olas. bu nekk Lyon. waaw seen jàmmaarloo dafa daan neex man dama daan toog 17 ans. day ñëw ma donc day ñëw wan la ne carrément yow boo ma recevoir sa bureau parce que da nga ma soxla parce que maa yor li nga soxla. donc damay ñëw ñu waxtaan de partenaire à voilà partenaire la. partenariat da ngay ñëw ñu wax yaa bëgg li ma yor yaa koy ñëwal wax ak man. ngeen jàkkaarloo nii. dafa dem benn mois Pape en fait dafa dem benn mois dafa nekkoon combat am da lay toiser yow président da lay xool nii. et moo tax Olas bi mu xamee Pape nekk agent bis bi Pape nekkee président il avait l'impression qu'il avait toujours l'agent devant lui. seen kii boobu rivalité boobu moo continué boole ci nag équipe bi déjà nekk ay rival mais ñoom ñaar dañu amoon contentieux yu bari yoo xam ne ki jaruñ ci jaar. da ko doon xool ni ko yow agent de jour. agent jour nga woon ñëw di ma seet si. voilà tey nga nekk woon ko ni man président la te équipe bi ma nekk ëpp bi nga ne. mu ngoog looloo taxoon affaire yi fin bi ñoom ñaar seen jaabaarloo xawoon metti. Pape ñëw na benn négociation benn ñu toog nii président bi di wax ak moom parce que c'est un grand club boobu ñu toog ba benn moment président bi xam ne comme ñëpp bëgg a ñëw ci club boobu mu bugg moom il vendait son statut mu ne ko wéy comme il disait l'autre Pape on va pas passer 10 ans dans la négociation ma proposition elle est ferme c'est la dernière c'est à prendre ou à laisser maa ngi toog ni mu jóg monsieur le président je vous remercie j'ai à prendre ou à laisser je laisse et je m'en vais ñu jóg nii joueur bi ci boppam dafa tiit man sax sama bopp dama tiit ma marque beneen temps mu ne ma sama rek ñu dem. c'est-à-dire dafa am loo xam ne. lu foor na de. dafa amoon benn dayoo boo xam ne gis nga bu daan ñëw boo daan ànd ak Pape par exemple stade bu ñëwee ci loge bu ne tel egsi yàllaa ko loolu nag yàllaa koy maye prestance. waaw prestance. ay collègue par exemple ay kii da ngay ñëw ñu taxaw di ko nuyu nii di jóg di ko nuyu fi mu toog. dafa dem ba benn moment journaliste bi dañu defoon complexe ci moom ndax làkkum tubaab. la ilaha illallah. monsieur subjonctif am na ñu ko doon tooñee noonu. parce que da ngay wax ak moom mu lay jàngal conjugaison. wala njàmbe. moom du xam nga subjonctif. waaw lu mu tikki. subjonctif mooy règle de grammaire bi gën a naqaree wax ci tubaab. gis nga boo ko dee wax. boo nee capp baat bi. bala nga àgg nit ñi xam nañ fa nga war a jëm. boo fa àggu rek ñu ni déggul tubaab. léegi subjonctif. mbay. c'était ça. am na subjonctif passé première forme. am na subjonctif passé deuxième forme. maa la ko wax de. non et puis daf ci doon jouer. daf ci doon jouer parce que dafa la doon woon leneen. seen làkk la. mais maa leen ko gën a dégg. maa leen ko gën a dégg.
ba dafa benn ma journaliste ku ciy posé question à Pape sax. da nga naan mbaa duma laal foo xam ne du foofu da ngay xam looy wax ak moom. mu doon nit ku dëggu. ay déggal li waay. fier mais quand je dis fierté donc foo ko natt weesu na ko. mu dem ba benn moment boo xoolee combat ba mu jógee ba benn moment mu ne ma nekkatuma président j'ai passé toute ma vie à travailler yéeg wàcc. Pape amul woon noppalu ko ay. Pape bu daanul nelaw 4 heures de temps par nuit. parce que moom naturellement ñi ko xam nañ ne noctambule la. mais mun naa toog ak yow léegi ba 4 heures du matin 6 heures boo nar a xëy jël na avion dem. dem réglé ji li muy réglé ñëwaat. amul woon il a en fait pendant ñaata année dafa def en parenthèse vie am. moo tax léegi sànq Mbaye mu ngi wax ba tudd Oumy Diouf. jamono ku jara sargal tey. parce que man xam naa ci dara. suma rakk la ba pare fekkee mook Pape. seen grande dame mu ñël grand bi. jàppale ko parce que kuy seeg di un homme comme Pape Diouf. nga xam ne jëkkër joo xam ne doo ko gis moom lay wax sax sama propre jabar man dama ko ne takk agent moom dafa mel ni yaa ko bokk ak ñëpp. nga takk c'est agent ku mel ni Pape Diouf. nga xam il est toujours parti. nga jóge ci loolu mu ñëw nekk président Marseille pression boobu foog nga am jabar ju baax. bu looy accompagner pour mu dëkk loolu. pour mu taxawu Pape bëgg Pape won ko. mais sport bi mu def la nag moo tax mu ànd ak dal. mais li ma ci gën a jàpp ci li ñu doon waxtaanee léegi mooy Mamadou. bu daan toog di wax tubaab ci ni mu koy lakke ci ngay xamee xam-xamam. te olof yi nee nañu koo yor téeréem xam lëf ci xam-xamam. dëgg la waay koo yor téeréem. xam dara ci lu ma am. xam lëf ci xam-xamam. te gis li mu ko doon def yëpp. ci conditionnel yi mu koy def yëpp. yi mu ci doon lakk yëpp yi mu ciy teg yëpp. léegi-léegi mu jël foo xam ne da ngay wax ni kii conditionnel bii mu jël. phase de deuxième forme la. tout à fait. wala condition bi mu jël. phase de deuxième forme la. bu ñëwee ba ci subjonctif nag boo yeboo nga pare. parce que ñi làkk tubaab ñi. ñimewuñ ko. la ilaha illallah. dégg naa ko ci ñaar. tout à fait. dégg naa ko ci ñaar. dégg naa ko ci Moustapha Niasse. président assemblée nationale. ku ko ñeme la. ak kan. dégg naa ko ci Diwaka ndem si yàlla sa. la ilaha illallah. dégg naa ko ci avocat bi nekk APR te nekk médiateur. Ali Badara Cissé. du nit. Ali Badara Cissé ma bàyyi la nga dem parce que loolu tamit baax na. nit ñi xam ni. njàng dafa am yoon. dafa am fu ñu koy teg tamit. effectivement te xamul tax mu affaire boobu boo tiimee Pape bu marqué la. parce que Pape bi mu fiy jógee presque waxambaane la. il est arrivé à l'âge de 18 ans Marseille. waroon def service militaire. mu ñëw xam naa ne affaire armée xam naa show ci woon. parce que moom comme il disait moom dafa bëggoon àdduna ay kii yooyu moom c'était pas mais boobu temps c'était obligatoire. mais lijjanti ba armée bi demee pété mu commencé benn par benn. boo àndoon ak Pape dañ daan un jour dama ànd ak moom Marseille mu ne ma sama rakkaay ñu dugg toog mu ne ma xam nga fii mu ne ma fii la ñuy wax cour Belsen's ma ne ko mu ne ma gis nga fële. marche escalier jamonoy taxale fii lañ daan toog. man ak sama mag ñoo fi nekkoon magam dem si yàlla zone mooy magam. ñoo fa nekkoon. mu may expliqué jaar nu mu méttee woon à l'époque. ndeysaan. nga dem benn moom mu ne léegi comme tu dis PTT la nekkoon. nekk après dem pigiste mais pigiste bi parce que Pape na mënoon formation journaliste pigiste la rek di bind parce que waa ji bu absenté. mooy bind mu bindal ko jox ko. mooy tax a xam. ba benn moment bu vacance jotee waa ji ñëw ne kaa ñu jël pigiste muy bind Pape ci basket ñu bari nañu yaakaar ne Pape ci basket la commencé. Abdourahmane Ndiaye Adidas mun na ko seede dafa daan bind. alias waaw. gars yi xamee Pape ci bindam benn affaire marqué leen. mu ne balaa may rendre sama bopp légitime damay dem jàngi. ci la Pape dem jàngi def science politique di jàngale. ba am ay galon. nekk journaliste reconnu par la corporation un des meilleurs de sa génération. la référence au niveau de ce métier. xale yi jàng du weesu sa gox. dëgg la waay ku ne na nga jàng. dëgg la waay bu ëllëgee nga am xam-xam. damay dugg ci dernier élément yi ñu ñëw ci plateau bi. mais Abdou Aziz da nga tàbbi léegi ci ñetti gor. kan ak kan. yoo xam ne yii Senghor moo tax mu wóolu leen woon mooy Moustapha Niasse ak kan mi nga xam ne moom lañ dégg assemblée nationale te ba léegi mu yor ko. teg ko ci yoon teg ko ci ngor ak Djibo Ka mi nga xam ne moom la ñu jàkkaar lool. dëgg la nga xam ne nii moo nekkoon dëgg-dëgg chef de cabinet bu Léopold Senghor
nga tàbb ci nag Alioune Badara Cissé mi nga xam ne bi réew mi lëjee bi muy génn tàggul ko yàlla bind. tàggul kenn. te bi mu waxee ak réew mi ku ci nekk da nga koo dégg loolu la ñu soxlaa nit. il faut mettre à la place l'homme qu'il faut. à la place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. waaw kon na bi kon ñu dem ci kii kaddu gar bi ñu dem ci témoignage bi. pour wax ci Pape Diouf parce que Pape Diouf quand même sunu mag la bu ñu tete surtout ñun parce que ñun au niveau de la zone B ak ñoom Boy Bandi Amadou Diop et tout donc jabaram nekk sunu sœur parce que jabaram moo dëkkoon ndax ñun zone A ñun ñu dëkk zone B donc pratiquement c'est un grand bu nga xam ne même ba mu nekkee journaliste avant muy nekk agent de joueur nekk journaliste parce que Pape Diouf carrière am loolu la commencé donc on était très liés et puis moom ak sama grand frère Edmond Koto ñoom ñaar noo bokkoon classe noo bokkoon place école nu mu tudd en ville noo bokkoon classe 6e ba ci kaw ci école conk la gars yi doon jàngee donc Pape Diouf vraiment dem daf ñu métti trop parce que dafa bàyyi vide bu rëy ci kii bi surtout dans le monde du football parce que ci monde de football bi Pape Diouf mënoon na apporter lu bare après ci monde de football bi mais Pape Diouf vraiment yàlla na ko yàlla xare àjjana Pape Diouf fu mu ñu fekk rek daf ñu daan yedd fu mu ñu fekk yedd ñu mais vraiment voilà c'est une grosse perte pour le Sénégal et pour l'Afrique même parce que xalaatam ci football dafa jéggi woon dayoo quoi. nit ku baax symbole la woon pour le football Sénégal ak pour le football en général tu vois parce que def na loo xam ne ci football franchement ñi ko fi def bariwul aussi. te man am naa chance aussi bi may nekk GIA noonu ñoom moo ma jëkk jël invité ma hôtel Méridien moom wax Etienne Mendy bëggoon ma signer sax même à Saint-Étienne je me rappelle ba ñëw pour bëgg a signer contrat bi après affaire yi xaw a kii quoi ak suñu président vraiment bon triste franchement di ko ñaanal quoi fu mu jëm gënal ko fu mu jógee bon de toute façon daal loolu rek la ñu am mais c'est un monsieur partout si football Sénégal ak partout dans le monde vraiment di ko ñaanal mais manqué nañu quoi vraiment mais ñu ngi koy ñaanal bu baax quoi. ba léegi du ñu wax lu dul waxu Pape Diouf mais côté sport bi boo ko tegee côté humain bi même jàkka bi nekkoon foofu jàkka Bilal bi nekkoon foofu loxoom daaw fa gëj il participait souvent humble très discret un grand monsieur et il restera à jamais ci sunu xol yi vraiment il manquera il a aidé beaucoup de gens ki ka wax ak ki ka waxul yàlla na ko li mu doon def ci lu baax yëpp fekk ka fa yàlla na ko yàlla yërëm. C'est un homme d'une dimension universelle. C'est un homme aux exploits multiples et glorieux. Pape Diouf est le seul Africain jusqu'ici qui a été président d'un grand club européen. Il était humain. C'était un homme extraordinaire. Mais les gens, ils s'arrachent Pape Diouf. Ils disent que Pape Diouf, c'est une fierté africaine, pas une fierté sénégalaise. Je peux que me réjouir de cette œuvre, de cette extraordinaire œuvre, ces trois photos qui représentent Pape Diouf et nous rendrons grâce à cet homme aux dimensions exceptionnelles, Pape, qui est une fierté pour tous les Sénégalais. Pape Diouf aimait ce pays, Pape Diouf aimait le sport, Pape Diouf aimait les jeunes. Pape Diouf avait juste une seule chose qui lui tenait à cœur, c'était de voir les jeunes sénégalais et les jeunes africains s'épanouir de manière générale. Pape Diouf, c'était un nom important dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, un président qui a marqué son époque, très respecté par les supporters, et ça c'est important. Et donc on est heureux de s'associer à cette initiative à Dakar, et ça renforce les ponts entre l'Olympique de Marseille et l'Afrique francophone, donc tout un symbole. Et on rend hommage à notre très cher président qui a beaucoup fait pour l'Olympique de Marseille, qui nous a encore donné plus d'amour qu'on avait pour le club.
Depuis tout petit, on supporte l'Olympique de Marseille. C'est une bonne initiative de parler de notre président, de lui rendre hommage à travers de cette œuvre qu'on voit ici. Et on représente bien la famille depuis tout petit. On ne peut qu'être fiers de nous, nous les supporters marseillais du Sénégal, nous les supporters marseillais et nous Sénégalais, de rendre hommage à notre fils Pape Diouf. moo tax kii instant bi moom la ñuy delloo njukkal def kii yoom bi photo aaram bi affaire yooyu noonu quoi man moom Marseille moom sama deret la nekk dama ko bëgg waaw ba ñu ma si dara nag waaw merci. C'était un homme engagé, c'était un homme qui aimait ce pays. En tout cas, ce que je vois aujourd'hui ici, ces images, cette représentation me vont droit au cœur. Vous l'avez fait pour toute la jeunesse sénégalaise. Vous l'avez fait pour les jeunes de la Médina. Vous l'avez fait pour les jeunes sénégalais et vous l'avez fait également pour les jeunes africains. Vous avez fait cette image qui est à la dimension de cet homme. Nous vous remercions infiniment. Nous remercions Pape Diouf, paix à son âme. jërëjëf ci témoignage yooyu ñu koy jaale képp ko njabootu Abdou Aziz Mbaye Ngoné Tall parce que kër moo nekkoon sunu bërëb bu ñuy dajee. ndeysaan fa la daan ñëw. fekk fa Nana Daba Thiaw maa ngi koy nuyu ak Titi. ndeysaan ay Mansour ay doomam ndaw. bu ñëwee dañ ko daan lax sax te duñ ko xam. cey ñu am ndax Samba Diarra Gor si nga xam ni ñoo ngi koy jaay VCI mi nga xam ni doomam la di jarbaatam ak képp koo xam ni. njabootu Chérif Sey nga parce que ñoom ñoo tax Samba Diarra. ñoo xam Samba Diarra ñun mu xam Pape Diouf mbokk yi defe naa am na ku nekk ci ligne bi allo. allo oui. oui. bonsoir salaamaaleykum. bonsoir maaleykum salaam kooku kan la. Pape man la sa doom Fallou Faye. Fallou Faye. bu Mbaye Dieye Faye. Fallou na nga def. Pape maa ngi lay nuyu bu baax a baax. Fallou yow dafa mel ni da nga miin Marseille. waaw dama miin Marseille mais balaa dara maa ngi nuyu sama papa yi. sama papa Thierno Seydi. di nuyu sama papa Mamadou Mbaye Garmi. di nuyu sama papa Mbaye Dieye Faye. di la nuyu bu baax naan kontaan nañ ci wëndeelu bi. ñu ngi kontaan tamit ci bu baax a baax ci suñu papa Youssou Madjiguène Ndour. di naan liggéey bi rafet na ñu ngi koy ñaanal bu baax di ko màggal. naan ñun ay xale lañ mais dañ ko def royukaay képp kuy jeune Sénégal def nga ko royukaay nag li mu liggéey. di nuyu waa Futurs Médias ñëpp. allo. maa yow rek la ñuy déglu. waa tey nag dama woote parce que da ngeen di rendre hommage koo xam ne suñu kilifa. yàlla na suuf oyof ci kawam. muy monsieur Pape Diouf. naan kuy Marseille rek tey sa xol dina fees te di nga kontaan. nag kii seddal na suñu xol. ci jour yi gën a ngand Olympique de Marseille transfert bi moom moo ko def. moom moo signé Mamadou Niang. moom moo signé Franck Ribéry. ba pare def lu garaaw. Djibril Cissé. bi mu amee accord ak moom te signé gu ko Marseille Djibril Cissé benn anecdote laay nettali. dafa am tànk bi dafa brisé wu. ba ñuy naan bàyyi na football. suñu papa Pape Diouf woo ko. ne ko Djibril Cissé tiit mu ne ko dama la doon nuyu di xool ni ngay def mais pour wane na rek sama kàddu sàmm naa ko joueur Olympique de Marseille ngay nekk. loolu dara du ko dindi. waaw te boobu Djibril Cissé ne woon nañ est-ce que dina football mais si sàmm sa kàddu ak nit bu baax. loolu rek ñun daf ñu touché. macha allah parce que da ko ne sa blessure bi taxul di nga sol sa maillot club de cœur di nga football Olympique de Marseille. Marseille waroon na daje Paris Saint-Germain nombre de places yi ñu jox bëriwul. jour boobu équipe réserve la yóbbu Parc des Princes. Parisiens yi mënuñu gagné Marseille loolu du ma fàtte am naa sama benn grand joué na fii nawetaan août dafa dem football match boobu en mars 2006
Paris Saint-Germain Marseille ak équipe réserve te joué na fii Guy Salane PT nawetaan football Paris Marseille bi ci topp kon kooku ndaanaan la ñun Marseillais yi on est très fiers de lui parce que un point moo ko manqué woon pour mu nekk champion de France te équipe bi nekk champion de France moom moo ko defar ndax moo signé Didier Deschamps après Marseille ni mu demee si la ay problème interne am looloo ko jëlee Marseille. dëgg la mais su toogoon at boobu day nekk champion loolu kese laa bëggoon wax di kontaan naan wëndeelu ñun jeunes yi kontaan nañ ci trop di nuyu sénégalais yi ak peuple marseillais yëpp di nuyu sama papa Thierno Seydi naan ko fu xale yi toll tey si football yow la. Moussa am waxtaan ak yow si Sadio Mané xam naa da nga koy fàtte mais dinaa la ko fàttali. incha allah ko de xam naa. jërëjëf fàtte ma ko fii. suñu doom la Fallou Ngom. ça c'est le vrai Marseille qui parle. Mbaye Dieye Faye ak Mame Ndiaye di suñu doom. yal na yàlla guddal fanam te sàmm ko. ndax wax ji rek wane na ni day tegtale fi mu bokk. te nit fa mu bokk bu rombee buñ ko tuddee mu gestu. dëgg la kon ñu ngi koy ñaanal yàlla fanu gudd mbay. amiin Abdou Aziz dafa am benn action bu mu jël bu waaw Mamadou. Abdou Aziz waaw dama bëgg loolu ci sama doom ji génn léegi. bu sa bàyyi des références. te kenn gënu ko. da ngay fexe ba kenn du la xeeb jaar ci yow xeeb sa baay. boo déggee kàddu yi mu wax képp koo xam ni kile baayam nga te nga jur ko da ngay xam ne daal dëgg-dëgg te da nga naan tubaarkàlla law la cat. xale day am repère am na ñoo xam ne ñi le bu sa bàyyi peesee loo xam ne lii tubaarkàlla ci réew mi bu tegee ci balance ñëpp ne mooy diw da ngay am référence te tënku ci loolu ndokkeel nag bu baax a baax Maam Ndiaye su juree doom ju mel ni nag wàcc na nag sa jigéen Mbaye Dieye sama jigéenu bopp dafa ci buum googu ndeysaan bu ko yëkkatee tuuti rek ma dugal la ndeysaan Abdoulaye boo ko yëkkatee tuuti rek
mais am na ku nekk ci ligne bi de. ah na ñëw ma jël allo. allo. allo way. waaw man la sama xaaral paana sama ma yaay Fatou Kiné Mbaye. jox ma ko. allo. 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 allo ñu ngi lay déglu soxna si. da ngay fay man kay maa ngi sore télé bi. waaw fayal télé bi léegi te ñu wax jël sa waxal rek ci téléphone bi yaay Adjaratou Fatou Mbaye waxal ci téléphone bi rek. waaw ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. allo. allo. waaw da ngay fay télé bi déglu sa téléphone. waaw man la Fatou Kiné Mbaye. waaw yow la ñuy déglu. yow man la Fatou Kiné Mbaye bu Podor maa ngi leen di nuyu. fay nan la. ñu ngi lay fay. ma ne. waaw. man la Fatou Kiné Mbaye ci Podor. waaw da ngay fay sa téléphone te jël sa portable ñu ngi lay dégg. fay naa ci télé bi fay naa télé bi. waaw. waxal. yow la ñuy dégg man la Fatou Kiné Mbaye ci Podor. waaw. waa ma ne man la Fatou Kiné Mbaye ci Podor di yumpaañu Pape Diouf. waaw. nijaayam laa doon sëyal. ndeysaan. Alaaji Mbaye Diop. Alaaji Mbaye Diop. Ramakati Mbaye ko jur. Alaaji Mbaye Diop. moog ami Kolle ñoo bokk ndey ak baay. ñoo bokk benn ndey mooy seen taawu yaay. waaw. dégg nga. yow rek laay déglu. waaw Tafa Mbaye mooy caat. waaw. waaw Pape Diouf nag. daf mel ni dafa dem. kooku xam nga fa mu ne ca Podor. dëgg la xam nga seetaan lii. xam nga Abdou Aziz. waaw. xale itam léegi la ñuy dimbali mag yi. mag ñi xamuñu téléphone. dëgg la soo jëlee da nga naan ko tàbbil ci li ngay wax rek. waaw addina yëpp ngi lay dégg. waaye boo ko bàyyee noonu te muy mag du mën a xam fu dëgg-dëgg fan lay jaar. loolu nag la ci xale di bàyyi xel. waaye Babou Laye fi nga nekkoon neex na. Gino. foofu laa toll woon. foo toll woon. ci Gino gii. maa ngi woon sax ca Neymar ak xale ba. Neymar nee na ba mu gëstoo xale bi xool ko mu xool ko xale bi def benn geste. nee na yaram wi wàcc. mu lay bëgg wax rek ci supporteru Marseille. ba ci xale yu ndaw yi. fugg boobu la ñuy àndal. moo tax ma ni la Pape Diouf borom fit la woon. Marseille ragal du fa woon fréquenté. am na beneen téléphone bay. na ñëw allo. allô. oui. oui. allô. oui. bonsoir. oui allô. allô oui. oui. allô. allô oui. ñu ngi lay dégg. oui allô. ñu ngi lay déglu. oui. yow la. yow man nag bonsoir man la Bakary Cissé. Bakary Cissé ñu ngi lay nuyu. waaw man la Bakary Cissé bu journal record bu groupe Futur Média. bu groupe Futur Média Bakary xanaa da ngaa guddee reer moo tax. allo voilà Bakary. maa ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax. non pourtant damay toog boobu ba léegi maa ngi toog depuis 21 heures maa ngi toog di xool di seetaan émission bi di xaar émission bi bu mu commencé. donc di leen wax ni vraiment maa ngi leen di remercier bu baax si émission bi nga xamante ni moom ngeen jàggaleel tey sama parrain bi di Pape Diouf. jërëjëf. maa ngi remercier plateau bi yëpp. di remercier ki nga xamante ni mooy sama mag bopp Thierno Seydi. man nag mun naa ren sañ naa wax ni démb laa doog a def sama dëyu Pape Diouf bi. ndaxte Pape bu muy làqu dafa fekkoon man sama bopp ma amoon coronavirus nekkoon hôpital yu Diamniadio. Pape nag bu mu yëgee nii am naa feebar bi. parce que man maa ngi Europe comme moom. jógee Paris le 16 moom it mu jógee Marseille le 16 dem Côte d'Ivoire man ma jógee le 16 ñëw Dakar le 18 rek feebar bi daaneel ma
mais bu mu ko yëgee daf ma doon envoyé message guddi bëccëg moom man jëkkoon bu saa yi ma yeewu rek message am naa njëkk gis sama téléphone 6 heures du matin midi minuit. donc sama diggante ak Pape Diouf bu ma ko fi naree wax dina xaw a doy waar trop mais li ma leen di bëgg a xamal mooy Thierno Seydi miy toog gor la. parce que nit moom da nga koy seedeel jikkoom. man bi may tàmbali journalisme en 2005. boobu maa ngi yoon fu ñuy naan journal Stade. ci at boobu laa xamante ak Pape Diouf. fekk Thierno def na presque pratiquement 20 ans de compagnonnage ak moom. diggante bi nag ma doon insister lu ma mënta bind rek dama fexe bi yëndil ko pape51@live.fr. moo nekkoon boîte email am. donc mu ne ma Bakary lu mu guddi su may wàcc sama secrétaire bi daf may jox sa journal ba ma dem ba kër ga may lire boobu maa ngi Stade. dafay am sama jot jël bi comme di corriger samay papiers à distance te mu nekk président Marseille jamono yooyu ak Marseille nu mu taroon donc ñu ko doon woo président midi minuit parce que moom daanu ñëw équipe ba bureau avant midi te mais dafay toog ba minuit te Thierno mën na ko seede. donc bi ñu demee ba 2009 ñu wàccee ko 2010 ma dem mission Angola daje fa ak Pape Diouf ak Thierno Seydi mi toog ñu waxtaan si hall bi Pape ne ma Bak est-ce que yëg nga ni génn naa nekkatuma président Marseille boobu anecdote la ma reetaan ma ne ko waaw loolu de président ñëpp xam nañ ko mu ne ma waaye créé naa benn école ak samay xarit Jean-Pierre Foucault ak Papa Jean. école bi nag IEJ Marseille la tudd mu ne ma damay def promotion école bi mais là dama bëgg laa bëgg may bourse comme ça nga dem jàngi am sa diplôme journaliste sportif parce que am na lu ma gis yow. Thierno Seydi mi toog balaa man may wax Thierno Seydi sama seede la Mor Fall bi nekkoon photographe Stade sama seede la Thierno Seydi ne ko Pape lii de boo ko defalee Bakary du moom ngay rendre service mais presse su Sénégal bi yëpp nga rendre service. donc pour vous dire. sama diggante ak Thierno ak Pape Diouf Thierno rôle bu mu si fa joué boobu nag boobu ba léegi Pape Diouf bu nekkoon sax Fongolimbi boo ma woowee tey nga ne ma Pape Diouf fu mu nekk dinaa ne Pape Diouf mu ngi Fongolimbi mais xaw ma lu mu fay def loolu yàlla moom loolu la dogal yàlla def ni nag mu yóbbu ma Marseille ma jàngi yóbbu ma fi ñu naan la Provence ma liggéey fa pendant 1 an vraiment am naa lu ma naxari te Pape comme je l'ai dit xam nga bu ma fay jógee ñëw ne ko président man de bëgg naa ñibbi Sénégal ndax am naa liaas sama liaas bi dama bëgg dellu mu ne ma Bak munoo bëggoo fi toog ma ne ko non non mu ne ma tu as parfaitement raison mu ne ma gis nga je vois en toi li ma meloon te comme je t'ai dit sa dignité yaa koy mën a mel sa bopp man li ma mën a def mooy lii xam nga donc moo tax ma ne leen man am naa lu ma ñàkk mënuma def lu dul pour delloo Pape Diouf xaw ma lu ma koy def ba sama taaw moom laa ko tuddee moom ak sama pap mos naa ñëw bu ma jógee France nag ñoo toog balaa may dem sax nee naa waa boobu maa ngi Stade ma ne waa Stade de xam ngeen journaliste da ngeen ñamee critiquer mais le jour où je verrai une virgule mal placée sur Pape Diouf je démissionne boobu bu ma koy wax directeur Stade a ngi toog te xam na li may wax dëgg la. te boobu am na ay anecdotes yu bëri yoo xamante ne mun naa ci wax mun naa ci dellu c'est pour vous dire Pape dama doon wax ni man tant que mu ngi dund dans l'exercice de mes fonctions lu ma neex bind lu ma neex wax te saa yu ma waxee saa yu ma bindee il me donne toujours raison parce que tout le temps dafay gis lu positif si li may bind. donc comme Thierno ni mu ko waxee ak Desailly dem boo nekkee ak moom da nga yaakaar ni yow la gën a bëgg keneen ki. waaw donc pour vous dire vraiment. am naa lu mën na xarit trop mais nag encore une fois maa ngi remercier ñëpp di remercier Thierno bu baax a baax di remercier assistance bi di remercier tamit Mara Dieng ndaxte bu mu yëgee ni dañuy def récital Coran woo na ma ne ma bëgg naa vraiment nga coordonner ma yëf yi ci laa ko woo ma ne ko amul problème dinaa woo Thierno Seydi ñu waxtaan ci ne ko nag vraiment TFM dañuy bëgg a def wandeelu
mais nag dañu bëggoon tourner lépp lu ñuy def c'est-à-dire récital Coran bi ak dem fi nga xamante ne mooy armeel yi pour mën a jël woon Sénégalais yi vraiment dimension Pape Diouf dans une autre dimension. beneen facette Pape Diouf. maa ngi remercier tamit Tata Maguette aussi di remercier famille Pape Diouf bi yëpp di remercier ñoom Etienne ñoom Thierno ñëpp ñu xam Pape Diouf Sénégalais yëpp vraiment encore une fois gàcce ngaaraama merci pour tout. jërëjëf merci beaucoup Cissé xam nga def lu baax ci yow laay ñëw Thierno. gis nga koo xam ni daf ko jàppale ba mu egsi fi mu egsi comme yow. li nga nu wax jàppale la ba nga egsi fi nga egsi yaag ak Mendy. mais les derniers moments de Pape Diouf lan ngeen wax ak lan nga jàpp ni bàyyi na ko nga war koy nga ak ñi nga am ak xaritam pour ngeen war ko yëkkati les derniers moments de Pape Diouf. Les derniers moments c'est même pas les derniers moments c'est-à-dire c'est sa vie les 2 dernières années là. dafa décider woon dafa jël benn combat de la reconnaissance des minorités en France mais pourquoi loolu dafa mos a ne la pourquoi est-ce que le joueur africain parce que bu ci aay tamit bu ci mag joueur africain yi tey ñooy c'est les meilleurs le football français boo xoolee joueurs africains c'est les meilleurs aujourd'hui chaque club championnat parce que nit ñi ñuul lañu alors il s'est dit pourquoi ces joueurs-là ils sont bons et applaudissables que quand ils sont sur le terrain une fois leur carrière finie tu les vois pas dans les instances de dirigeants doo leen gis ñu nekk entraîneur duñ nekk directeur sportif duñ nekk manager donc en fait ñoom daal bu ñu fubalee boo paree ci rectangle bi pare nga ci fàtte nañ la nee na loolu tax war day dakk mu jël combat bi di ko mëne mu nekk benn fois daf ko defoon sacerdoce nee na léegi loolu mooy nekk le restant de sa vie ce sera ça rééquilibrer les choses changer jikko yi ñëw nit ku ñuul teg ko palaasam ci li mu tolloo mu loolu bokkoon na ci ay défaites xam nga boo leen seetloo Pape fin bi dafa teeyoon ci waxam fin bi sax dafa bu doon def interview da nga gis muy gesticuler parce que dafa gis ne injustice bi nit ñi di ko dundi surtout ci domaine bi mu maîtriser nee na léegi loolu dafay briser miroir de glace bi mu nekkoon combat am dafa daan toog ne soyons le meilleur sama rak fet la gis nga dama dem benn moment sax bu ma bëggee poser benn acte damay taxaw des fois damay dem ak sama fukk moo xala ma ne non mu ne ma bu ma copier ne me recopier pas ku nekk ak sa personne reste toi-même en gardant certaines valeurs l'argent tu vas en gagner parce que c'est le métier qui te fera gagner de l'argent il faut en gagner honnêtement mais la seule chose que je demande n'en fais jamais une valeur absolue ma ne ko mais grand man mu ne ma non dama lay ñaax parce que métier bi ngeen def xaalis daf ci bari te tentation yi dafa bari mu ne ma loolu laa xam ne loolu laa parce que génération bi ngi ñëw génération réseaux sociaux la piège yi dafa bari football dafa bari donc en fait c'était ça pour moom dafa doon préparer nañu parce que man j'avais l'impression que en fait man rek il me couvait c'est-à-dire su ma nee nii rek bu nee nii mu peste delloo nii donc ni mu amee impression boobu noonu la ko ñëpp amee. mais dama lire ci benn article ñuy wax dafa amoon fondation boo xam ni daf ko doon tudd sur la citoyenneté. sur la citoyenneté sur la citoyenneté. c'est-à-dire nit lan mooy waru garam digganteem ak boppam ak digganteem ak réewam ak askanam. effectivement loolu mooy base fondation bii ñu créé démb parce que dañ doon xaar ba affaire yi dallu parce que situation sanitaire ba léegi ki yeegul mais on s'est dit que symboliquement avec en accord avec sa femme Oumy bi mu nekk actuellement en France ñu lancé ko officiellement pour le combat pour la citoyenneté pour le développement et le sport parce que le sport est lié à Pape. donc en fait loolu daf koy englobé. donc ci combat boobu la comme newatu fi tey ñun njabootam ñi mu àndal ñu bëgg il faut ñu jéem a mener combat boobu. mener ko avec des gens yoo xam ne des valeurs qui incarnent les valeurs que Pape a toujours véhiculées parce que attention c'était un homme de valeur. c'était un homme de valeur et un homme généreux. un homme généreux sànq maa ngi dégg ñuy wax mais gis nga générosité Pape foo ko dakk weesu na ko. te lépp ci sutura. jërëjëf kon mbokk yi ñi ngi jégul rek ñi nga xam dañoo bëgg a dugg ci émission bi te mënuñu ko waxtu bi mënu tënk d'ailleurs ñi ngi jox damay jox Mbaye Gueye mu tàggoo bala may ñëw ci gar mi jowaat kii pour mu jox son dernier Aziz oui tey xolu àdduna yëpp neex nañ gisuma doyen Ablaye Diaw waaw moom laa doon bëgg a tudd léegi waaye xam naa ne xol bi neex na naqari na ndeysaan balaa may tàggoo damay lancer rek benn message Ablaye na fédération di waxtaan ak moom wala buñ ko mënee jël teg ko seen wet. c'est important.
xel dul doy te bibliothèque la ci football. dëgg la de. ku ci mel ni le président Souris. dañ koy woo di waxtaan ak moom. dëgg la parce que dafa am lu réew mi soxla. ci football lu nu amagul ci football. dëgg la. réew yu bari ci Afrique am ko te ñun Sénégal amaguñ ko. muy Coupe d'Afrique. te xale yi soxla nañ ko. ñu ñaax entraîneur bi ñaanal ko dolli ko. maa ngi koy lancer message di ko wax Augustin. dëgg la way le président Augustin. parce que mës naa la waxtaan ak président Souris ca Tiwaawan. bi ñuy denc sunu baay boobu di Guitambert. ñuy waxtaan comme dañu bëgg football lool fàllu mi sama doom ji mi ngi ci woon. ba dugg ci équipe nationale. mu am lu mu wax mu metti ko. ñooñ nañ leen di jox li ñu moom. parce que lu toll ni ballon d'or ñu Sénégal war ko fédéral joxe ñu organiser ko ci réew mi fële ca jam ñaajo te joxuñu ku mel ni Souris invitation. ah non xel du ko nangu. dëgg la mag ñi ci football te xam ni seen xam-xam ak seen xalaat mën na yóbbu sunu football ci kanam ba ñu am li ñu bëgg lenn rek moo ñu manqué bés bu ñëwee ci réew mi dana gën a neex. muy Coupe d'Afrique. wallahi mbay wax nga dëgg. non dëgg la c'est la vérité. c'est la vérité. et ma dolliwaat leen beneen. di ko ñaan fédération ñëpp di leen ko ñaan. di ko ñaan coach Aliou Cissé ndaanaan bi. Henri Camara. benn sélection moo ko dese mu am 100e sélection. mi ngi ci 99e benn. bu nu amee sax benn match boo xam ne Sénégal première mi-temps bi rajaxe na camp yi rajaxewaat ñu dugal ko sax benn 15 minutes mu fete ko. c'est la vérité. ma daal waaw man léegi nag. waaw. damay tàggoo. jiinoo bi sax xam naa dama koy tëb. waaw parce que boobu daf fekk ñu génn Marseille dugg Toulon daal di tàñaañal wuti Montpellier fa la ko Youssou composé morceau bi. inspiration ba jógee ca Marseille. Mbaye Dièye. waaw Mbaye Dièye ñu mu daal dina ko gis. bët yi di xool ci Mbaye Dièye nga jiinal ma ko tey bët yi Pape Diouf la ñu xool. Aziz. boo demee tey Amérique soppee garmi ya waaw ca Brooklyn tukulóor yi. tukulóor yi ñoom Mariam Bass. Toro Doya. ña ngi lay seetaan. jërëjëf. ñu dellu rek sargat ci tamit ay nit. waa Denver. nga xam ne ca Amérique la ñoom David. ñoom ak kala ma yoon lunette ya. waaw kii Nogay si la Dallas yaa ngi dégg ñoom Absatou yaa ngi dégg ñoom Alphonse daal ñu ngi toog di seetaan li nga xam ne moom mooy wëndeelu waaye kii di Babacar nag sama xayit nee naa ko Babacar wëndeelu de mënuma cee sol ay costume costume tubaab cravate invité yi ñoo koy sol ak ñeneen ñu comme ni Seydi def moom mooy jaay costume yu rafet yi Babacar si c'est l'italien mais Aziz nii waa sant yàlla boutique ñooñu rek a war a sant yàlla bi. ñoo joxe tissu bi ñaw ko bii Sabador waaw xale bi lii la def kii tailleur bi ka ñëw nag moom mi ngi tudd ñoom du xam nga Maysa mooy kilifa gi waaye ñoom dañ def rek famille waaw l'union fait la force. yaa ngi dégg ki nga xam ne nag moom moo ñëw lii nag moom mooy sama teer bu mag bi moom boo ko woowee turam dañ ciy teg wuude boo ñëw lii et beneen bi nag moom mooy suba. yeewu leen mi ngi doog a am gan. gan. laa ilaha illallah looloo jara wax. dëgg la de wallaay dëgg. Garmi suba am nga gan de. dëgg la de léegi la ma El Hadj Mansour Mbaye woo. ah kooku nag moom mooy. Koddu Yacine. Koddu Yacine Ndiaye. wëndeelu suba bi moo bokk ak sunu baay Mansour. bu Galaye Mbeng. waaw. bu Yaxara Mbeng. waaw moom ci boppam moo war a teew ci wënde ci yeewu leen. yow ci yeewu leen yow de ak Baye Cheikh moom suba di xam naa ne moo tax ne ñëpp teel a yow. dëgg la man danaa teel taal sama télé ak Adjaratou Bam Ndiaye
yaa ngi dégg kon Yacine Ndiaye. man de bi ma rombé ba seen décoration bi ni mu ko décoré si damaa yuuxu. waaye dama dégg ñu ne. besel desul ci réew mi. da ngeen di vacciné wu suba. waaw suba nag ci la noo pikiru suba moom mbay. en même temps lu mu gàtt sunu baaraam yi sunu mbagg yi danañ ko joxe. waaw kon sunu xarit yi xam ni Badou Diakhaté Serigne Adjaratou Ndeye Fall. ndeysaan moom itamit sopp la lool. ndeysaan sopp Garmi. sopp émission wëndeelu. di wax daal naan. Aziz xanaa tey la alxemes ndeysaan te ku ne xam na ni lëg daaw rey sama maam te alxemes bu ne kookam ji dinaa ko dégg cey xanaa ba may jaar sumba jun nga gunge ma rek ànd ak Garmi Garmi dama la jox parole man dama yónnee woo man Tivaouane laa dëkk man mbay paan bu fees sax bu ma ci sangoo lap ma jox la kàddu nga tàggoo Garmi Abdou Aziz maa ngi joxe suma njaal ci ndey ju yàlla baaxal bala ngay joxe kii Garmi décoration bi ñu ko jox prix bi ñu ko jox ñëpp ko yëg géew lépp dina mais ñi ngi jàpp bis nag dama dul dugg ci wax ji damay bañ feeñal yu bari ñi ngi jàpp bis man leen laa lay xamal de incha allah bés boobu nee naa waa 5-5 waaw for leen juróomi cóol ñetti xiin ñaari mbëmbëng ak ñaari tungune ak ndeer parce que dañ la bëgg bàkk tawsal la juróom-ñaari galañ balaa dara xew la ilaha illallah Mamadou lii foor na waaw foorati na sax laay wax mbay jërëjëf yàlla nanu yàlla may tal ak fekke ba ñu tàbbi ci bés boobule waaye Abdou Aziz maa ngi joxe sama njaal ci Adja Dieynaba Fall sunu yaay dafa ñàkk doomam ju baax ju naan Ousmane Sey ca États-Unis loolu Garmi yëguma ko woon wallaay mais nag koor bi ñëwagul altine lay ñëw sama xarit Makhtar ak doomam yu baax yooyu Ablaye ñoom ñëpp insha allahu taala ñu ngi leen di jàll sunu mbokk mu baax moomu li di wax da ngay di léegi nag football indi coupe d'Afrique waaw ñu daje ci ñaari tali tey ci teewaay El Hadj Mansour Mbaye bi moo tëj ci teewaayu Makhtar Ba ministre des sports coupe d'Afrique la ko ñaan waaw ci teewaayu Sayer Seck coupe d'Afrique la ko ñaan ci teewaayu Augustin maire bu baax bi nga xam ne moo ne ci Gorée te jiite na lu am solo ci football bi coupe d'Afrique la ko ñaan ci teewaayu Pape Mademba bi tey mi jiite Sénélec coupe d'Afrique la ko ñaan waaw ci teewaayu Amadou Ba mu baax mi lu baax Amadou Ba yiw lool tudd nga ko baax ci yiw gore lool ay soxnaam baax lii jabaram ju baax jooju nga xam ne moom itam kenn tudd dëgg daam yu baax yi ci réew mi te doo ko ci boole waaw moom itamit tubaarkalla Mamadou Mansour coupe d'Afrique la ko ñaan kon Aliou Cissé am na sas Abdou Aziz wax nga ko léegi kon nañu ñaanal Makhtar Ba bu baax a baax yàlla mi mën a sàmm yàlla sàmm ko waaye nañu rassembler wax nga dëgg mbay jëy de dëgg la dama ne mbir soo bëggee mu woyof ku ci bokk boole ko ci dëgg la mbir dara dina koy yàq nga génn ci ku ci bokk te dugal ci ku ci bokkul waaye boo rassemblé ñi ci bokk ñépp yàlla nag dëgg day ñëw ak barkeem nga waaw ca mbooloo ma dana am kum ci rus ba coupe d'Afrique mën a ñëw ci réew mi kon loolu daal nañ ci bàyyi xel waaye Abdou Aziz dama xëy jigéen ju baax ju naan Innocence Tab Ndiaye régulateur social bu mag boobule nga xam ne bu ñu tàbbee ci biir Casamance fexe na ba jàmmam fa ay Innocence Tab mu baax lool moom itam maa ngi ko ndokkeel di ko ñaanal jàmm lu bëree bëri Abdou Aziz nag di dox daje wëndeelu alxemes buñ ci àggee di nga gis nag géwal yëpp sañse ñu rungu ànd ak Amadou Mbaye Garmi nee naa njaga su ma sañoon stade Iba Mar dañu koy defee géwal yëpp toog mu nekk lu rëy waaye daal dinañ ko organiser d'une façon boo xam ne bile ku bokk ci askanu ngéwal insha allahu taala bés boobu da nga ci fekk si may ndokkeel nag Thierno bu baax a baax waaw man de sopp naa ko waaw ngir ñaari yëf wóllëre Abdoul Aziz bu ñu la yónnee ci gor soo xam ne si gorwul ñu yónni la ca ñu ne nu mu mel neel fàtte gor du ko def ku ñu jëfal jëf ju baax da nga cee war a bàyyi xel mbay pour du fàtte ñaar ku ko leel mu lekk ak ku kutu mu dem pour du ko fàtte
ku ko leel mu lekk ak ku kutu mu dem pour du ko fàtte bii lay yóbbi Abdoul Aziz. Mamadou Pout daal. dama ma jox la Thierno dernier mot bala may jox remerciement yi parce que ce dernier mot. waaw man balaa may tëj damay remercier borom kër gi Youssou Ndour. wallahi kenn du moom. un grand monsieur. un grand sénégalais un grand citoyen. un sénégalais. parce que suñu mag la. ba pare ma koy wax Sénégal yëpp bëgg bi tax ma gën ko bëgg mooy déjà l'artiste planétaire qu'il est. oui. le visionnaire qu'il est. et surtout li mu bëgg sama xarit sama Cheikh Madi Touré. Madi wax na dëgg. Madi Touré xam naa ne dafa bëgg Madi te Madi suma xarit la. Madi xale bu baax. Abdou Aziz. waaw ki muy wax nii. Madi Touré. xale bu baax. Madi su ma xoolee sama xel day dem sax ci Ozobio. moo nekkoon parce que du Jaraaf. donc Madi. en dehors de ça. pourquoi Youssou Ndour parce que Pape Diouf dafa bëgg Youssou Ndour. oui. boo xoolee reportage yu ñu def ci moom yëpp dans la télévision française. waaw. fond bi lan la Youssou Ndour. sànq maa ngi wax Mbaye am na benn woy dama xamul titre bi. su reportage yi ñu daan def yëpp moo ko doon accompagné. non gis na morceau bi bi ko Pape de daan déglu mais daf ko doon def effet ma xam ko mu naan ma sama rak c'est un génie noonu la doon qualifié Youssou Ndour dafa bëgg Youssou Ndour wallaay vraiment loolu dama ko tenir pour wax ko te xam naa ne Youssou aussi da ko bëgg yu Pape la parce que daf ko doon def aussi modèle donc loolu yëpp mooy wane ne tey bu ñu fi nekkoon di wax ci dimension Pape Diouf duñ fi jógee dëgg la mu ñaan Sénégal yi yëpp ñu ñaanal ko loolu lañ ko deseel wallahi ñaanal ko yàlla yërëm ko fay ko jëfam ci àdduna di jaal ñëpp parce que ñëpp bokkoon nañu naxar bi yëpp Sénégal yëpp àdduna yëpp vraiment di insister ci yenn point yoo xam ne dafa nekkoon benn combat am le respect la dignité humaine le respect de ñun suñu bopp nañu gëm suñu bopp le concept de gëm suñu bopp naa dégg ñu bari di ko jël man bi mu koy wax dafa yàgg te mu doon valeur universelle pour moi gëm sa bopp mooy valeur universelle dafa gëm boppam nekkoon ci loolu vraiment ma ci ñaax ñëpp muy milieu sportif dégg naa sànq ci benn intervenant naan Sénégal war nañ ko am na lu ñu ko war a dàkkantal fii ci Sénégal loolu maa wax ko léegi pour mu leer du loo xam ne man maa ko ñaan du loo xam ne famille am ñoo ko ñaan mais dama ne njiitu dëkk bi ndax ñi ko yor dëkk bi parce que bu ñu ko sentir ne war mérité nañ ko rek bu boobaa xam naa ne dinañ ci bàyyi xel parce que pour man Pape def na loo xam ne du ñu ñaan danañu bàyyi rek lépp ci la waaw wareef la mais jërëjëf Abdou Aziz waaw xel de li koy fàtt di ko gis Sam Couture su ma ko fàttee àddina tukki di tey de gris noir la génn 645 01 73 ci Derklé Mamadou Ndiaye Sam moo ko fàtte àddina tukki waaw dégg la Mamadou ñuy gërëm téléspectateurs yi di gërëm ñi nga xam ñoo defoon ci reportage bi muy Serigne Saliou Seck ak Mame Fatou Ndoye Mame Fatou Ndoye mi nga xam ni jigéen ju man góor la ci wàllu sport dem na ci ba nekk ci référence kooku sama jigéen la koo xam ni képp kuy sportif respecté nga ko parce que doo ko gis dara mu dox ci luy doye di wala dara professionnalisme boo xam ni ñëpp a ko nangul ak li nga xam ni moom lay taxawee muy ko am fulla di gërëm wax Serigne Saliou Seck mi ci caméra yi ñuy Alioune Diagne moom tamit ñu ngi koy gërëm di ko sant ak Amadou Koura Sey ñu koy gërëm monteur bi di Youssou Biagi ñuy gërëm ki nga wax léegi di ko ñaanal yàlla fanu gudd ak wér mooy Youssou Ndour wallaay bu dee ndi citoyenneté da nga ko ciy jàpp dëgg la de ki woyal école woyal baykat ki woy jël jox école mu defar dëgg la way ki fekk artistes yi toog mu jël toll 75 millions dugal leen ko seen mi ku feebar na nga faju ki nga xam ni jël na yëfa mi mu am yëpp jox ko réew mi ci fépp foo xam ni am na fa këru diine goo xam mu ngi ciy yëngu mu fexe ba sa bis bu ñëwee mu mel ni ñëpp a nga fa ki nga xam ni fii mu sos bi mu méttee ba lépp am ñu ni koy bàyyi nit it na nga ko jox 75% mu ni duma bàyyi kenn ki nga xam ni àndul ak kenn démb bàyyi ko tey ki nga xam ni heure bu réew mi soxlaa kenn ku ni mën a wàññeeku mu mën jàpp ko moo tax mu indi tey Pape Diouf defal na ko bëri ki démb Lamine Diack billaay aram jéen romb na fi di wëy
ak ñeneen ñi fi jaaroon Samba Diabate. dëgg la waay. ak ñeneen kooku ñu ngi koy gërëm. di gërëm ndax dooma may ma soos waay. soosal cappal. Abdou Aziz yaa tudd ko yaru. muy kan. yaa tudd ko beewul. muy kan. yaa tudd koo xam ne kii kenn du ko gis tiit. déedéet. yaa bëgg koo xam ne kii ku mu àndal yaa ko deseel kooku mooy président Youssou Ndour. Abdou Aziz na bir. mu joxe leçon de vie Mamadou. leçon de vie mooy. buñ la waxee lu ñaaw doo tontu. déedéet. doo wax lu ñaaw. mooy leçon de vie. may gërëm ki nga xam ne mooy Maradien. symbole de l'amitié. talibé cheikh bi. ki nga xam ne lim ko dénk. lu dox digganteem ak yàq ko mu dox digganteem ak loolu. dëgg la waay. ki nga xam ne du ko yónni mukk ci nit. jox ko téeméer mu jox ko juróom-ñaar fukk. déedéet. du ko def. Abdou Aziz la bal bu mas a jaar ci Lat Joor. ci Alboury la jaar mooy Alboury Youssou Ndour. ma gërëm ki nga Bakary Cissé tamit di ko gërëm di gërëm sama xarit Tayour Sarr ak Matar Samb. ku baax a baax Dame Ndong sama xarit la ak Ablaye Ndiaye Galgu. di leen gërëm bu baax di leen sant mbokk téléspectateurs yi. sa photographe bu baax wëndeelu. sunu photographe ba mi ngi nii. Baye Niassa Ngok. di wëndeeloo ngi noonu kenn du miir. da ngay wëndeelu di gis. di gërëm ñu nuy seetaan ñëpp. di wax mbokku téléspectateurs yi àjjuma incha allah ci beneen wëndeelu. ma ànd ak ñii nga xam ni wala bokk Pape Cheikh Diallo ñëw ñu ngi koy ñaanal. mu dellu si jàmm di ko gërëm. fa mu nekk. dëgg la waaw gor su baax. waaw su am valeur. ku mën a tëral ni. dëgg la waay. teraanga ji mu def yëpp nag bi ci dàq mooy tëral bi mu tëral waajuram. dëgg la waay. ñu ngi koy ñaan mu dellu si ak jàmm. di nuyu ñëpp. di wax rek nanu fanaan jàmm incha allah. lii Abdou Aziz. nga ni kenn du wëndeelu di. ba miir da ngay wëndeelu di gis. ba beneen yoon incha allah.